et cetera pour leeral dëkk bi maanaam lépp bépp xam-xam ak bépp métier boo xam ne dëkk bi soxla na ko pour ñu ne développé na danañu ko jàngal sunuy ndaw ñu mën ko ñu leen di jox liggéey ci loolu ñu koy def incha allah bu ñu jàllee ci loolu toujours maa ngi ci éducation dafa am solo parce que ñun ñii ñëpp li tax ñu yegg si fenn fi maanaam njàng moo tax li ñu téye ca yeneen i dëkk aussi xam-xam moo tax te xam-xam du dara lu dul looy jàng incha allah et puis yàlla daal la ci defal tawfiq nga daal di ci xam lu bare bari dinañu fexe ba sunu école yii nga xam ne amuñu ay tablement dañoo am ay problème mu toilette école yi nekk dans un état de délabrement avancé école primaire yi boo ci duggee école bi gën a mag Cheikh Awa Balla Mbacké nga xam ne ñun ñii faneen jaar boo demee ci biir da ngay tiit naan est-ce que du daanu ci xale yi école yooyu dañ leen di rénover nga xam ne xale yi dinañ mën a jàng si en toute sécurité et en toute quiétude wante aussi danañu yokk matériel didactique bi nga xam ne école yi léegi amuñu sax ay livres amuñu ay matériels yu ñuy jàngale loolu yëpp amu fa parce que municipalité bi comme ni ko professeur waxee sànq lañ leen ca transféré à part bu école tijjee ñu ñëw toog indi ay tuuti fourniture dem toog bàyyi leen bu at mi jeexaat ñu ñëwaat naan leen résultat yi anañu loolu amul njëriñ non dañ leen di accompagner à chaque fois xam lan nañu manqué xam sax la nga xam ne ñoom xamul ne soxla nañ ko yow nga dem jëndal leen ko jox leen ci loolu ngay tabaxee école yu dëgër yoo xam ne dana mën a former ay jeunes ñu mën a compétitif dans l'avenir wante aussi wàññi effectif yi ci classe yi boo demee ci école yëpp xale yi dañ tàncaloo ci table baay toog ay 3 par 4 loolu amatul léegi nit ñi école yu bari 2 personnes lañuy toog et puis xale bi day nekk ci jàmm nekk à l'aise mën a bind mën a def lu muy def donc aussi yokk ay salle de classe ci école yi nga xam ne manqué na ko loolu mi ngi ci programme bi wante aussi ak ay matériel de nettoyage école yi amuñu matériel de nettoyage donc ñun aussi danañu leen di subventionné ñu mën di jël ay matériel de nettoyage di ko ca di ci nettoyer bu baax loolu nag su ma nee école yëpp la privé ak public parce que privé bi aussi dañu rendre service donc mairie bi aussi waru leen a bàyyi de côté da leen war a jàppale lu ci demee ni aussi garderie d'enfants loolu aussi danañu ko defal parce que yaay yi nga xam ne dañoo liggéey ci yenn bërëbu liggéeykaay xëy na yàlla dogal na ñu am doom mais doom ji yegg si na âge boo xam ne faaw mu am koo xam ne moo ko teel comme ça mu dem liggéey mën a am dara mën a indi ci kër gi dinañu defar ñaari garderie d'enfants yoo xam ne Bambey waaw bu bëgg a dénkaane sa doom le temps que nga dem doxi say soxla ñëwaat dinañ leen ko defaral pour yaay yi incha allah wante aussi sunu école maternelle yi dinañu ko déjà démultiplier ko pour que xale yi parce que xale boo ko teelee dugal rek ci njàng dugal ko ci environnement boo xam ne day gis ay affaires yu bees intelligence am xelam day gën a yaatu mu gën di comprendre lu xew ci àdduna bi donc loolu aussi dañ ci préparer sunu ay xale préparer leen aussi ci technologie parce que technologie moom mooy xarale yu bees yi yëpp nga xam ne bu àdduna bi amee ñaari révolution technologique moo ko ñetteel révolution boobu nag lépp la laal ni ñu tukkee ni ñu solo ni ñu lekkee ni ñu communiquer télé yeeg rajo yeeg télévision yi téléphone yeeg lépp la laal même ni ñu jaay ak jënd sax technologie def ko laal donc préparer sunu ay xale ba ñu nekkee ndaw ci comprendre ne technologie dañ ko war a mokkal loolu moom amul sax sikki sàkka dañ ko war a mokkal loolu aussi dafa am solo pour que ñoom aussi ñu mën a compétitif bu ñu paree ci loolu jàngalekat yi mënoo wax jàngale too fexewoo ba jàngalekat yi nekk à l'aise parce que jàngalekat bu yeewu fajar di xuntu di dem école nu mu fay jàngale du baax mënu fa jàngale daal donc jàngalekat yi da ngay fexe ñu nekk à l'aise maanaam nekk école gënal leen nekk kër ga mais te loolu da nga leen di defal ay motivation yoo xam ne moom mooy tax saa bu ñu yàkkamte yeewu suba dem ci xale yi jàngal leen wante kuy ñëw ci xale yi di leen jàngal di xalaat dépense ba di xalaat kër ga yàqu na di xalaat amul terrain
di xalaat kooku du jàngale dara lu baax moo tax résultat bi mooy sunu xale yi gis nga la yàlla xam doy na donc jàngalekat yi moom da nga leen di beral loxo parce que boo amul ay jàngalekat yoo xam ne ils sont complètement dédiés à la tâche boo paree aussi nga am ay xale yoo xam ne ñoom dinañ leen mën a préparer pour ñu dem ci ay concours général au niveau national jàng bi fii du baax donc jàngalekat yi danañu fexe danañ leen accompagner ñu am ay terrain ci biir dëkk bi war koo mën a tabax aussi danañ leen accompagner aussi ñu mën a def ay formation yoo xam ne day gën a yokk seen i grade ci biir jàngale mi loolu municipalité Bambey incha allah dana ko defoon jàngalekat yi. jàngalekat yi aussi dinañ leen xel di impliqué ci projet bi maanaam projet yi nga xam ne ñoom jàpp nañ ne am nañ ci xam-xam wala sax bëgg nañ cee participer pour joxe seen xalaat ñoom jàngalekat yi danañ leen ci boole pour que ñu mën di joxe seen xalaat ci projet yi. am na aussi élément bu am solo nga xam ne le taux d'abandon bi nga xam ne sunu ay experts dem nañ laajte bu croiser les chiffres dañoo jàpp ne am na 22% de taux d'abandon chaque année maanaam ay xale yoo xam ne dañoo bàyyi jàng lu tax parce que amuñu xaalis amuñu moyen seen papa mun leen a fayal inscription loolu jar na ñu taxaw ci indi ay saafara fexe ba inscription bi ñu koy wàññi ndànk-ndànk même su fekkee ne mënuñoo wàññeendoo lépp benn kii ñu koy wàññeendoo ndànk-ndànk mais aussi ñuy accompagner xale yi ci ay cours particuliers pour que ñi nga xam ne seeni waajur amul alal pour daal di leen fayal ay professeurs ñu leen di jàngal ñooñu aussi mairie bi gérer leen benn partie ay cours particuliers nga xam ne la ñu manqué ci classe ba mën nañ ko faa dabu ji gratuitement loolu dafa am solo dinañu aussi fexe bu jigéen ñi parce que ci taux d'abandon bii nii 70% yëpp ay jigéen ñi loolu aussi waratu la nekk parce que 21e siècle ñëpp war a jàng góor ak jigéen ñëpp war a jàng donc pourquoi taux d'abandon boobu di laal les filles loolu jar nañu teg ay pexe pour la scolarisation des filles et le maintien des filles à l'école bu loolu jàllee toujours maa ngi ci formation bi ak éducation bi dafa am nag solo parce que lépp loo gisee ci àdduna ci xam-xam la tege àdduna bi ñi fi raw mooy ñi fi ëpp xam-xam donc ñun aussi bu ñu bëggee développer Bambey dañoo war a jàngal suñu ndaw ba ñu xam li nga xam ne moom mooy développer dëkk bi nga xam ne bu ñu fi jógee rek ñoom ñu ñëw mën a yeggale ñi des donc aussi ci jàng bi dinañu impliquer parents yi maanaam parents yi léegi dañ leen di fexe ba xale parce que am na ay xale yoo xam ne bu ñu amul contrôle parental dootuñ jàngati maanaam bu seen yaay xamul ban note nañ am ñoom seen yoon nekku ci tant que seen yaay xamu ko garaaw mais bu ko seen yaay tàmbalee di xam danañu créer ay services yoo xam ne jaarale ko ci nouvelle technologie nga xam ne parents yi nga xam ne mën nañoo utiliser nouvelle technologie dañu dem directement di xool seen doom est-ce que ñëw na tey ñëwul tey est-ce que ban note la am est-ce que lan ak lan comme ça ñu mën a am contrôle nécessaire bi bu ñëwee ci kër gi ñu ne ko tey da nga tàggu école tey jàngoo gis naa jàngoo nga daal ko xam teg ko ci yoon parce que bu loolu amul booy yi dañu dem parce que xamaguñu lan lañ bëgg effectivement bu loolu aussi dañu teg les moyens technologiques nga xam ne début la nga daal ci accompagner parents yi nga xam ne mënuñ ko utiliser wante aussi am des services au niveau des écoles yoo xam ne dañu rendre compte quotidiennement parents yi ci appel téléphonique sa doom ñëwul te waroon naa ñëw tey sa doom note bii la amoon na 16 ci devoir bale bii nii 8 la am xawma lan moo tax est-ce que du jàng kër ga nangam ak nangam loolu bu ko école bi di rendre compte parents yi dinañ def attention bu seetaan télé to jàngul nga fay télé ci loolu nañu mën a développer dëkk wante aussi école yi aussi ñu renforcer l'épanouissement école nekkul lieu boo xam ne ngeen di toog rek di jàng ba ngoon jot ngeen dem seen yoon wante aussi danañu fexe nga xam ne ci école yi ñu daal di def en fait des projets yoo xam ne day permettre l'épanouissement des élèves fexe ba élèves yi ne ci école yi di am
ay piscines yoo xam ne wala des activités yoo xam ne saa bu ñu jàngiwul fan ñu nekk pour que ñoom aussi ñu mën di ci profité. Je pense que ni kii bi quand même mais mën naa continuer rek. wante aussi toujours ci njàng mi dinañu fexe ba formation professionnelle yi maanaam formation yi du nekk rek ci métiers yi nga xam ne ñun ñoo ko définir seen bopp formation yi day continuer ci métiers yi nga xam ne waa dëkk bi kenn ku ci nekk boo amee ab formation boo xam ne bëgg nga koo def nga daal di ko proposer municipalité bi def demande de formation ci tel domaine su ko defee mairie bi am une équipe pédagogique boo xam ne bu dajalee formation yi yëpp mën koo regrouper ci ay branches wala ci ay matières yoo xam ne xaw nañoo niroo financer formateurs yi ñu ñëw jàngal leen ko et puis ngeen mën a créer seeni entreprise su fekkee ne loolu ngeen soxla woon pour wër liggéey ainsi de suite. danañu fexe aussi di ci centre de formation bi ñu fexe aussi di rechercher ay partenaires yoo xam ne ñoom ñooy accueillir les étudiants yi nekk ci centre de formation yi pour que bu ñu bëggee stage wala ñu bëgg wutam xëy partenaires yooyu noonu mën leen cee jàppale te loolu dañu tàmbale aussi ci les partenaires au niveau local mooy fexe ba institution yi nga xam ne ñoom ñoo ñu wër mooy ISRAC université yu demee noonu danañu signer ak ñoom ay partenaires yoo xam ne bu sunu doom yi defee seen formation ba pare danañ leen mën a jël ci stage wala ci liggéey parce que mënu leen a ñëw sunu dëkk installé fi université installé fi ISRA installé fi alors que buñ jël ay nit ñuy liggéey jotee ngeen jël ñeneen indi leen fi alors que ñun ñu am doom yoo xam ne mën nañ ko def loolu amul sens dañu ci waxtaan ak ñoom pour que ñoom ñu xam ne seen responsabilité aussi mooy accompagner le développement au niveau local to ñuy dox ci loolu bépp xam-xam boo xam ne sunu ay doom xam nañ ko recrutement yi na tàmbalee fii jarul ñuy dem ci yeneen dëkk loolu lu ñuy liggéey ak ñoom la wante aussi organiser les jeunes dans des GIE maanaam jeunes yi bu ñu leen former ba pare dañ leen di organiser ci ay GIE parce que ñëpp xam nañ ne entreprise boo xam ne c'est formé